daanaka faram-fàccee nga ko tasaare nga ko ci politique yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def pour wàccee li nga xamante ni muy population mondiale bi dugg nga ci eugénisme dem ba yàgg ci bi nga xamante ni muy négatif wane ci li nga xamante ni fa la aboutir muy planning familial loolu yëpp daanaka jàngale nga ko daal duñ siy delluwaat ak yeneen yi nga xamante ni muy société secrète yi nga xamante ni bëggoon nañ sax ñuy dem ba wàññi population mondiale bi ba mu yegg su ma jumbalee 500 millions d' habitants nga wax wala 500 000. 500 millions waaw 500 millions d' habitants nga daal di dem ba ci biir daanaka récréation boo xamante récréation bu am solo la comme ni nga ko waxee bi nga ci jàppee ba tey bëgguñu woon sax nga bàyyi point boobu xam naa dinañ ci ñëw beneen yoon ci beneen émission question réponse ci point bi ndax nekk na point bu am solo buy laal pays bi bu baax a baax ci comportement taalibe yi mu xadama ak demet yu mel noonu. kon su ko defee sànq mais dégg nañ la ci say wax bi ngay tàmbali ba tey nga daal di laaj loolu li nga xamante ni moom lañ tuddee 5G te loolu buñ ko déggee ku mel ni Malick Fall ba Omar Diawo day teg ne 5G mburu mu bees la léegi li bëggoon xam 5G moomu noonu mooy lan ba nga xamante ni jaral na leen ñi bëgg a wàññi population bi créer yu mel nii ba nga xamante ni dëkk bi jaxasoo na ak lan moo làqu ci ginnaaw 5G yooyu noonu mooy lan. 5G bu ko foogee mburu mu bees. dana normal si ndax G mooy groupement la groupement G la commencé. bu groupement yi nga foog mburu mu bees quoi. ok xam nga àdduna dafa am nu muy doxee mooy li ma sànq boo gisee may xatawaay pour gars yi jàngi. c'est-à-dire bu ñu nax suñu bopp. dafa yenn ay ca yi xew léegi ay caaxaan la. bàyyi wax na xataa dans ak zaman yi. di tàgg la muy wër di dibdiraa imaan yi. bàyyi ba muy wax loolu mi ngi biir saal ñëpp a jàng. ñëpp a jàngoon ñëw bàyyi ñëpp a jàngoon diine. bàyyi ñëkk wëwoon am ñëpp a jàngoon diine. ku ci nekk daanaka maanaam si biir làgg la boo xam ne kenn mu ko jëm ci wàllum ci xam-xam diine. kon ñëpp bàyyi li mu doon wax. mais bu ne waa jamono bàyyi na diine xam-xam ak diine kon bu jëlee xam-xam teg nee jël diine teg nee te bu dee xam-xam bi ñu jàppee xam nga ci biir diine la bokk. xam-xam bi gaa yi jàppee di ne fiqh ak hadis ak mantiq ak yooyu yëpp ci biir diine la bokk dafa c'est inclus dans la religion mais bu nekkoon bàyyi na xam-xam nga xam ne kon am na leneen lu muy wax te jamono fi muy toll xam-xam moo koy dégg moo la njëkk a wàcc ci yoon moom masala sam sas baam yàlla ki yàlla yërëm iqra moo iqra la yàlla lañ ko wàccee ci yoon iqra mooy jàng tënku ci dara tënku ci dara mooy wane ko jullit wane jàng lu rek yoon daal xil ma kuli sëy afdala bi jël yi lépp loo gis xam ko mu ko ñu réer ko ba tey xuraan daal ne laa yastawi lazina ya'lamuuna wallazina laa ya'lamuuna ñu xam ak ñu xamul du ñu yem gis nga ku xam mat ak ku xamul mat sax du ñu yem maa ngi ñëw ci Ibrahima ci yow ku xam sax chimie ak ku xamul du ñu yem histoire laa expliqué benn jour dama daal suñu njaatigee bi ndeysaan Saar ba yaayam gaañu ma dem dëj Medina ba ma dem Medina si dëj bi maa ngi ànd ak sama ñaari waaye kenn ki Medina lu dëkk sax bañ demee jaale ya pare après foofu xawoon xat ñu xaw a tàng kooku ne la ñu dem suñu kër Medina daal noppal tuuti bañ dem bañ duggee saal yi fekk benn rakkam jigéen mu am keneen ku muy jàngal beneen copine ba mu ñëw daal dugg daal nuyoo comme ba mu sol suñuy grand bu sol mbaxane aw sa bi nii ba nuyoo xale bi xale yi jigéen yooyu des fois dañuy xaw a xamante xale yi élèves yi xale bi daanaka fay ñu sax dafa ciibatoo génn moom wax kii ku ma àndoon rakkam bu jigéen dafa ciibatoo nit génn dem beneen booy bi ndeysaan moo toogoon noonu di jéem a jàng moo ñëw ma nuyu booy bi nuyu ko ne ko looy def na exige chimie moo ko chimie la muy chimie organique moo ko fëy mu jëm polycop bi dégg existe si suuf bu leen ñu ci moom moo xool fooy bi nag àll ma kii bi maan bi mu toj existe mu daw boobu xale bu jigéen keneen ka xale bu réew ba ne ko yow sëñ bi toj dafa génn def na existe bi yow kooku daw si ñëw ne commencé déjà automatiquement mu commencé maa jox ci commencé maa jox considération mais bu ma jàngalul chimie yaa xëyti mu laa ne fu ma jëm xale bi dana ma jàpp benn dof tooxal ma te loolu dana tax ëllëgee bu gisee dee am bàyyi son mbaxane son ñetti morceau dana tey ci ay mbiram voilà kew fi ngeen toog yéen ñu waxtaan ci yow rawan yaa ngi fàtte ba avec la forme de l'air la forme de l'air di démontrer di wax les nombres complexes les nombres imaginaires purs ci démontrer naa si loo xam ne wala rapport bi nga ësal ak ëbbët ba ci suñu àll majaas rapport mathématiquement démontré naa ko yéen a ngi gis ci les nombres imaginaires purs kii gis nga sara dégg gis nga billahi nañu bàyyi xale yi ñu jàngi bàyyi docteur lu kii nañ bàyyi xale yi ñu jàngi buñ dakwaase xale yi ci affaire ay loo bëgg a doon man muqaddam ak pour bu zaman ak xale ba yàlla bi yow ak maqaama fii la jaar rek yëpp gëm nañ ko dëgg la ndax bàyyi si wax na mu ne fa nahnu saadatul malaamatiya fa shaanu naa situl maqaamaat wa takku karamaat
kullu rifatin fi rifatihi wa kullu ji shughulin fi shughlatihi laa nudaahi da'wa wala xusuusi wala masiya bay wax ne mën a ñun ñu sank malaamati ay groupe la ci wilaya ñoo xam ne ñoo seen maqaam def di seen comportement du ko wane mën a nekk benn professeur mat ba benn ingénieur wala mu ne sa président dëkk bi wala ministre wala député fekk xutba la wala wàllu wala ci ab daal la bokk lu nu jëfaa wala nu xabaay ci la bokk amul dara du incarné loolu mooy malaamati bàyyi na ñu ñooy sang malaamati yaay ñun mu ne suñu mbir nag mooy nëbbu maqaama yi surtout maqaamaat boo takku karamaat bàyyi karaama ay def ay karama ak ay yooyu noonu sëñ bi di yaay jaan di koy kaw sax mu xonte jaan benn pom taay bi di daan naa sëñ bi jaanam jaaw na sëñ bi bàyyi neen di yooyu bàyyi neen nag mu ne boo métier bu ne ma nga si métier am kuy jàngale ma ngay jàngale kay bay ma ngay bay kay ingénieur baa ngi si chantier di liggéey mbaa bureau mbaa nangam sax ku ne yaa ngi seen mbir mu ne boo soxla mu ne mi ngi doxe ay soxlaam mu ne ñun du ñu woote woo maqaama du ñu woote woo jagle du ñu woote benn particularité ma am ñoom balaa yoo kontaan sax solo noo xam ne bu ñu génne gars yi taale baa yàngoo moom du fooyee boppam dañu bàyyi masturbation cérébrale loolu sax dégg nga ndax fii jamono jëm déedéet xam nga dama xam gars yi da ngay wax ay waxi nit ñi du ay waxi dof di bëgg di jéem a giree àdduna fi mu toll xam-xam mu koy dégg mo yaa ngi lay sant 5G bi maa ngi jéggi digression bu yaatu ba yooyu mënu maa xool nit ñi ne kese nit ñi ñuy samp nii kese ñi na xale yi leen gëm la ça me fait très mal xabiira parce que ñun buñ bëggee nekk bu yilif àdduna bi foofu ñu am xam-xam dégg nga léegi nag bu ma dellu see li nga wax mooy nga ne 5G mooy lan àdduna wax naa dafa am lu muy doxee dafa am yi fi nekk muy technologie science ak technologie ni muy évoluer dafa am yu bëri yu muy feeñal am lu feeñ ñu tuddee télécommunication ci boppam dafa am ay section ay branches yu bëri ci biir am na benn bu naan radio communication moom lañ tënk defaat ci rajo com radio communication boo xoolee mooy communication boo xam ne maanaam c'est-à-dire que amul fil bu jokkale diggante mbir yi amul xam nga tey courant bi gis nañ fii di ko jokkalee ak lampe beeg yooyu yaa ngi ba tey courant bi télécom day jàngat courant bi fu muy jaar signal la mais bu dee radio communication boo ko déggee mooy amul fil boo mën a teg sa bët du fibre optique du RNIS du fibre kii nu tudd du SJ45 du fil yu ñëpp xam amul ci benn boo xam ne mooy jokkale appareil mais ay ondes électromagnétiques lay nekk moo tuddee radio communication moo tax sa poste bu daan dégloo bu ñuy dégloo si ko rajo yi ñu tuddee ko rajo parce que lu tax parce que moom ak émetteur bi amul fil bu leen relier mais ay ondes électromagnétiques la ondes yi lay recevoir da ngay dégg sa mel naan déplacé onde rajo bi onde bi di foofu ngay jàpp mais onde bi émetteur bi émettre ni ngay déplacé affaire bouton boobu ni koy déplacé mooy tax ngay capté onde Walfadjri wala onde tudd Sen National RFI wala onde RTS xam nga rajo national wala onde Oxygène wala onde Rail FM wala onde yi ñu émettre et onde la ñu émettre dañoo radio communication ci biir radio communication am lu ñu tuddee la téléphonie mobile moom la tuddee téléphonie cellulaire te téléphonie mobile nag tamit benn technologie bi boo xam ne mooy xam nga téléphone Alexander Graham Bell lañ ne moo njëkk a génne téléphone première communication téléphonique mi ngi am le 10 mars 1876 à Boston mooy boobu bi ñu wax ak assistant bi phrase bu njëkk wax ci gémmiñam waaye ñu tudd Watson mu ne ko Watson come here I want to see you la njëkk wax ci loolu phrase bi njëkk wax téléphone Watson come here I want to see you mooy phrase bi njëkk wax ci téléphone yaa ngi dégg am na sax ñu ne moom njëkkul génne téléphone am na ñu ne benn italien bu ne Antonio Meucci moo ko njëkk a découvrir Meucci c'est M-E-U-C-2-C-I mais en tout cas daal téléphone génn na mais téléphone boobu c'était téléphone filaire ñu Alexander Bell mi ngi sukkandiku ci benn foofu bu noonu foofu nekkee xale mooy nga jël benn xottu almet takk ci benn wëñ jël benn xottu almet takk ci benn wëñ kii téye bi naan allo ñu dégg xam ngeen ko daa nekkal daan nañ ko fooyee ñun Alexander Bell fa la sukkandiku ba créé téléphone kon moo tax suñu xale yi dem gis naa xale yi nekk fii yoo xam ne bi leen boosté woon ñu génnee daana mais Sénégal ma dañuy rey ndaanaan dañuy tooxal ndaanaan waaye sa wàcce ñu féete ne ba dana koy dafay waane doo dem fenn da ngay sóob doo ci lenn mais gis Alexander Bell loolu doon fooye ñu encouragé ko ba mu génnee téléphone mais téléphone ba c'était un téléphone fixe
boobu du boobu mën a yenn bi yóbbaale loolu moo évolué ba créé téléphone fixe yu am suñu am ñu nekkoon suñu kër yi mooy les téléphones filaires avec le réseau qu'on appelle le réseau Erinis loolu c'est un peu technique mais c'est pas méchant du raw léegi nag téléphone boobu nag comme yàlla ci boobu ne ku la yem woo fii chani bis bu ne yàlla mi ci lëf waaye tamit technologie tamit ku la yem woo fii chani technologie tamit bis bu ne technologie mi ngi ci lëf moo tax téléphone yi boobu nag ñu dafa départ ci ay génération dafa am ay génération comme G bi nga dégg 5G G mooy génération commencé ne génération bu njëkk ci téléphonie mobile mooy ku ci téléphone yi ñu yor nga xam ne dañu mën di déglu téléphone cellulaire lu tax loolu parce que gis nañ antenne yi ci kaw étage yi ngeen gis antenne mooy BTS benn BTS bu ne dafa gérer benn cellule benn rayon bu yaatu la gérer lii nag moom laa jàng ci moom mooy sama bagage nag tey moom teen woon bëgg si buum soow lii laa jàng télécommunication ak électronique yaa ngi dégg BTS bi dafay gérer dafa am téléphone yi nekk si zone am boobu yëpp moo ñu contrôler zone boobu muy contrôler moo tudd cellule boo tuddee ko téléphone cellulaire loolu ngeen pour cellulaire dégg nga léegi nag téléphonie mobile dafa départ ci première génération bi 1G 1G moo ñu tuddee AMPS boobu daanaka voix kese la mën a génnee te voix bi sa taxul mu normal noonu moom alkaati njëkk daan mooy mun topp woo kii alkaati daan yoo des fois bu ñu taxaw dañuy wax ni nangam sàngam gi nga xam ne sax difficilement ngay dégg li muy waxee AMPS boobu après ñu jóge foofu mu dem ci 2G muy deuxième génération de téléphonie mobile deuxième génération kooku mooy GSM GSM nag moom la ñu ñi noonu ay mooy amoon téléphone portable yi njëkk yi am Sénégal boobu noonu GSM lañu nekkoon mooy deuxième génération boobu boo xoolee dafa doon permettre voix mais aussi ak texte mi nga mën a bind message loolu la doon permettre muy voix ak texte léegi deuxième génération boobu moo évolué nekk 2.5G 2.5G moo ñu tuddee GPRS GPRS boobu nag moom moo évolué ba données mun ciy dugg données bu ñu koy xel ci internet ndax internet aussi yàgg na mi ngi fi woon mais duggul woon ci biir téléphone yi dugg ci woon ndax internet armée américaine ñoo ko defloo étude bi pour ñu utalee benn réseau boo xam ne tey bu guerre amoon sax guerre nucléaire amoon tey ba réseau de télécommunication dagg ñoom ñu continuer ça veut dire bi la parce que ñun dagg yaa ngi dégg ba réseau de télécommunication yi dagg ñoom ñu ma continuer di communiquer ñu continuer di communiquer loolu moo taxoon ñu étudier benn ñu defal étude bi réseau ba ñu njëkkoon créé réseau moo tudd ARPANET moo di internet baayam wala maam moo nekkoon ARPANET boobu c'était pour l'armée américaine kese la nekk ba mu demee ba jamono après lañ ko yaatal mu dugg ci université yi chercheurs di ko utiliser pour communiquer ñu seen biir après la dem ba yaatu tudd internet ñu bàyyi ko ci interneting ci anglais américain mooy firi le fait de connecter beaucoup de réseaux plusieurs réseaux parce que ay réseaux yu bàyyi lu ñu boole en 2019 ba ñu compté nee na 91 000 réseaux bi ñu ci biir internet la toile d'araignée Ankaboutie mais avec la technologie 2.5G muy GPRS boobu la commencé intégrer na internet moo tax ne GPRS da ko tax a jóg moom donné exclusivement pour intégrer internet boobu ba léegi réseau da nekk réseau parallèle mu intégré au GSM mais dañuy xool ni ñu jéem a combiner ñoom ñaar dégg nga après nag boobu lañ jógee si 2.5G dem ci li nga xam mooy 2.75G 2.75G mooy Edge tamit technologie boobu moom sur le GPRS lay sukkandiku rek ñu gën ko améliorer n'est-ce pas boobu lañ jógee foofu tamit dem ci 3G mooy troisième génération nag boobu mooy UMTS nag boobu lañ commencé nag ñu boole ñu combiner à la fois wax naa leen kii moom GPRS données kese moo ko tax a jóg yee nag am voix am message mel ni GSM mais bañ àggee ci UMTS nag lañu combiner rek léegi nga am voix am message am données ñu comme léegi benn réseau kese lay nekk boo xam ne lépp moo koy assuré UMTS yaa ngi dégg léegi UMTS boobu nag après dafa évoluer ñu jógee léegi ci 3G dem ci 3.5G léegi troisième génération amélioré na ko 3.5G boobu nag mooy technologie bu ñu tuddee en HSPA UMTS lañ amélioré après boobu tamit dañ koy gën a amélioré muy 3.75G ñu tuddee ko des fois 3.5G dañ koy tuddee tamit des fois
dañ ko tuddee aussi H moom mais dañ ko tuddee tamit am 3.75 G boobu nag H plus wala G plus plus wala 3.5 wala 3G plus plus yëpp ay tur la dafa tur lay wute mais c'est pour dire la même chose kooku tamit boo xoolee mooy HSPA plus ba tey IMTS bi dañuy amélioré waat mu gën a yaatu boobu ba tey 3.75 G bi am na beneen version aussi moom si biir beneen version boobu mooy 3.75 G mais boobu dual carrier dual comme dual carrier mooy transporteur ça veut dire que dañu début bi dañu booster bi pour mu gën a gaaw te internet moom gars yi lu ñu am ci début xeeb nañu léegi kooku mooy HSPA plus DC muy dual carrier boobu tamit ba tey IMTS la bu ñu amélioré kese gën ko yaatal boobu lañ jógee foofu nag jëm si 3.9G wala 4G mooy quatrième génération bi nag moom nga di 4G bi ñëpp doon coow mu gën a siiw ndax yeneen yëpp daanaka doo dégg 3G doo dégg 2G doo ko dégg Alizé lañ doon wax ak Tigo ba ma nangam sàngam Sentel ak yooyu mais nag boobu la tuub na 4G nag gars yi di 4G mais avant 4 y avait 1 2 et ay intermédiaire ci 4 bi 4G boobu nag lañ tuddee comme LTE ba tey boobu début bi mu gën a fort mu gën a yaatu mu gën a am doole après boobu nag aussi ñu amélioré ko mais 4.5G 4.5G nag ma LTE ak advanced ma LTE bu ñu gën a avancé bu gën a renforcé wu ba ñu jógee foofu nag actuellement tendance na lu ñuy jëm si 5G mu réseau de 5e génération 5G nag lan mooy dooleem li particularité mooy début bi daanaka dañuy am temps de dafa tuddee temps de latence mooy boo dee demandé benn affaire boo lancé sa requête temps bi nga toog mu tontu la ci internet comme boo duggoon Google oustaz Google nga laaj ko benn question boo cliqué léegi am na temps bu ñu def pour tontu la loolu mooy temps de latence léegi temps de latence boobu nag 5G daanaka dafay viser à ce que temps de latence bu réduire ko ba diggante ba ngay sànni requête ba ak ba ngay am tontu mu nekk loo am sa doo constater sa temps dox na ci 5G loolu la promettre àdduna bi te loolu Alxuraan waxoon nañu ko bu yàgg ci fan Alxuraan la ana xaafis yi Alxuraan daal biig Alxuraan ah surtout Naml yàlla wax na ko ci histoire Balxiis Suleymaan ba su Balxiis ñëwee woo ñu Suleymaan laa dafa ko daanay su yàlla dafa xaala mu ne yaa ayoon malaw gën mbooloo ayiku yaatini bi ashyaa xam la yaatuuna muslimuuna kan si moom indal 16 Balxiis laata ñoom ñu ma dikk di jébalu si man ayikum yaatina bi ashyaa xam an yaatuuni muslimin waaye mu dikk di jébalu mu ne xaale fi mu ne jinni kuy jinne bi taxaw ne ana aatiha bii ma dinaa indi man xam lan tax ku moom yu ma xaamika balaa ngaa fi nga toog balaa ngaa ji taxaw may indi ba pare daal di bàq na tëggu nag daan ne man inni alayhi man ci loolu nag la xayoon amin ku ci dëgër laa ku am ku ko mën laa ku ci am sëg ku ci wóolu boppam laa Suleymaan ne bëgg naa lu gën a gaaw temps réel la Suleymaan lu soxla mooy ce qu'on appelle en temps réel la soxla taf mu ñëw ñu ne xaalis indi mu ne kitaab gis ngeen wax ji Alxuraan dafa bëgg ñuy jàng Alxuraan bàyyi li ñuy def nii wàccee kaamil bi baax na mais nag nañ ko fexe yéegal pour dégg ko wàccee bopp dafa baaxul war a nañ dégg Alxuraan xoolal ba mu waxee xam nga ci ne ba mu waxee pare dafa ne xaalis indi mu ne loolu mooy la ki nga xam am na xam-xam bàyyi ko ci téere bi kooku dafa jàng wala jàng intellectuel baan ko dafa jàng xaalis indi mu ne kitaab yem moo xam bàyyi ko ci téere bi ci mbind mi téere bi moo wax kooku ma ingénieur waaw xam nga yëfi jinne la doon jaay ay salal maanaam abakata bara sakka jaay yooyu ba mu waxee jinne bi gis li mu foo moo tax boom jinne yi nañu xam ne boom xam ñu dem na ndax ba boom jinne ji waxee kuy jinne ifrit mooy punkulub jinne ba mu waxee ba Suleymaan nag lu gën a gaaw laa soxla waaye allazi indahu ilmun minal kitaab yaa xam-xam bàyyi ko ci mbind ma ci téere bi la yor kooku mooy intellectuel bu jàng bi moo xam ingénieur la moom expert la moo xam noo ko mën a tuddee mu ne man jàng naa loo xam ne mun naa ko indi sa technologie ak science toll naa ci foo xam ne mun na ko indi léegi-léegi à temps réel moo tax ne xaalis indi minal kitaab mu ne ana aatika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk sa bët bi ni mu def nii ni mu demee nii waaw mi def xef mooy mu ñëw maanaam xam nga ni mu def dem ni nga xool ni balaa loolu mu ñëw xam nga lii mu gën a gaaw di taxaw kon kooku gisee kooku
jàpp leen xaalis yi indoon mu may kitaab ki nga mooy xam nga bàyyi ko si téere bi kooku dafa jàng ba tey li ma wax si njàng mi rek kon moo tax kon kooku mu indi saisie bi en temps réel mooy taf-taf ba Souleymane ne saisie ñëw kon nga xam ne kon ñu xamee ci ne kon ne loolu la Alxuraan temps réel moom Alxuraan bu ñu junj ci xista Souleymane boobu noonu Balqiis hatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba muy rañaan subhaana asraa bi laylan le verse nocturne muy rañaan bi c'était effectué en temps réel moo tax ñu ne temps record temps tuuti boobu yow dem fa masjidul haram masjid aqsa ci Jérusalem dem asamaan yi visité àjjana yi visité yi wax ak yàlla tëj dënnam ci loxoom ci kaw dënnam mbaggam xawma ba mu sant seddaay ci xolam yàlla wax ko ay mbir ak ne ko xam-xam bii denc ko bu yow bii wax ko la neex bii tasaare ko pour ñëpp lépp am ci benn temps boo xam ne kenn mënu ko mesurer ndax gaawaay bi c'est ce qu'on appelle le temps réel 5G na foofu la ñu jëmee dégg nga léegi benn son technique bi sonal wala yéen a suivre benn son technique benn sonal ma dem ci leen benn sonal ma gën a yaatal ma yéegi léegi nag loolu pour mu am dafa am juróomi technologie yi utilisé ñoom gars yi gëstuwante 5G bu njëkk bi mooy ce qu'on appelle day utiliser ce qu'on appelle les ondes millimétriques yéen rawan yaakaar yéen def fii wala comme onde millimétrique mooy onde yi nga xam ne mooy les grandes fréquences ndax onde bu la gën a tuuti longueur d'onde moo la gën a rëy fréquence ndax rapport bee tax ndax fréquence c'est sur la longueur d'onde bi léegi ça veut dire que quand la fréquence augmente la longueur d'onde diminue kon boo dee onde millimétrique si longueur d'onde bi la tuutee mais fréquence bu rëy lay nekk mais onde yooyu nag day am benn problème bu ñoom seen problème mooy onde yooyu obstacle yi dañuy téye lu bari muy bâtiment yi ak garab yi ak nangam sàngam dañuy téye onde yooyu lu bari kon foog que léegi antenne yu bari pour ñu mën di résonner onde bi daa imal le signal bi koy résonner moo tax dafay la antenne yu bari tamit di ànd ak coppal antenne technologie la antenne yu bari mais antenne dañuy antenne yu ndaw yoo xam partout y a des antennes nous sommes arrosés d'ondes antenne dañuy bari pour du relayer signal daa imal di ko déclarer léegi nag moo tax ba ma deuxième technologie mooy un réseau d'antenne de faible consommation dégg nga yu bari tamit tasaaroo léegi antenne bi ñu baree nag ba tey dafa am beneen bu ñu appliqué beneen technologie boobu mooy dañuy fexe communication maanaam ligne de communication diggante appareil bi ak antenne yi muy bari pour que nga mën a transporter nga mën a transporter le maximum de données possible parce que affaire bi c'est les big data les grandes données foofu la jëm données yi mag yi léegi ay question ay giga mille giga la ñuy transporter ci diggante bi léegi nag comme dans ce cas pour ñu faciliter loolu nag dafa am lu ñu utiliser mooy massive MIMO technologie mooy permettre ñu mën transmettre données yi rëy ndax dañuy yokk nombre de canaux de transmission en quelque sorte daal moom mën a waxee noonu mais bu fekkee nag léegi luy transmettre dafa bari ñu utiliser ay canaux yu bari tamit bu fekkee canaux yi tam focaliser wuñu leen affaire bi signalé mën na di tasaaroo jaar fu nekk moo tax foog ñu focalisation mooy le beamforming mooy ñu fexe ba focaliser signal yi ba finalement bu jugee point bi fu mooy jëm kese lay dal du jaar di dem fenn mais nag aussi ba tey bu cinquième technologie mooy foo ñu fexe dañoo fexe utiliser boo dee transmettre lu bari di recevoir lu bari donc nga fexe ba luy dem ak luy ñëw bu ñu mbëkkante comme télé bi boo am benn télé benn oto jugee bi oto jugee na le bu télé bi xatee boo moytu ñu def collision mbëkkante éviter collision bi nag utiliser beneen technologie boobu nag mooy le full duplex le full duplex mooy permettre kii mën a recevoir mën a émettre en même temps te kenn du bëkkante ñu laa leen boo xoolee lii nii mooy wàññi temps de latence bi temps de latence mooy temps bi nga xam ne boo lancé des requêtes temps bi ngay def pour jot réponse bi loolu moo tax 5G bu ñëwee daanaka temps de latence ça ne se fait pas sentir dafa ne en temps réel dégg nga léegi 5G bi nag lii enjeu bu ci nekk enjeu politique bu ci nekk wala géopolitique wala ñu demee noonu mooy à l'instant tey Chine moo teg loxo Chine daal fu mu toll nii moo teg loxo moo tax yoon plan ut lu bu xil ma la bi siini donc nag ut lay xamul doon la machine la ñuy toog di xoolee naan waaw addis bi wér naa ak ñëwul waaw loolu la ñaaxa yéen loolu ut lay xamul ba Chine doon jéem a dégg yoo tax ne ñu yoraan addis bi wér na wala wérul ku ko soloo sënit bi daayib la wala kooku am na sënit benn waajo kooku ko xam kenn du ko jàpp ak ba chinois yi ñëw ak seen i xam-xam ñëw fi du ñu manipuler entre bi chinois yi waa les éditeurs
ñi fay utiliser exploiter sénégalais yi suñu ingénieur yaa ngi fa ñu leen di fay ay 300 000 244 000 nangam sang ñuy xaw a dee ndax demuñu si di xam-xam ba ci xam-xam si ñëw fii ñu ngi koy teg ko suñu kaw xam naa leen wax dem na entretien ZTE dem na entretien boobu xam naa leen ZTE bañ ne ba ma waxee salaire ma wax ma ne ma loolu la salaire ma bëgg moo ko waxee ne moitié mënoo ko am dama ne uti leen keneen laa mun na xanaa uti liggéey laa bëgg mais mënu maa liggéey ci lii te am na ñu nangu loolu ma bañoon am ñu ko fa nangu gouvernement bi loolu liggéey gouvernement bi la kon boo xoolee Chine mooy géant bi ci côté boobu noonu ak Huawei bi moo wax sànq ak ZTE ak China Mobile mais surtout Huawei mooy ponkal mi moo tax fu mu ne nii loolu nag mu tiital américain yi ñu ngi jéem a ñafe jéem a xëccoo nag ay Cisco yooyu des ñu ngi jéem a ñafe mais ba tey Chine moo leen dominé ci côté boobu noonu léegi nag problème posé wu nag léegi système xam-xam bu toll noonu ak jumtukaay bu toll noonu dégg ko sa noonu moo tax Mike Rogers mu nekk ci kaw parlement américain bu mu soobee wax mu ne ba ñu xoolee ba càmba ba gëstu gis nañ ne maanaam projet bu toll ni enjeu bu toll ni mun ñu ko dénk waaye wala ZTE ndax ñoom seen rapport ak gouvernement chinois dafa sori ndax Chine boo fayee entreprise dañuy exiger information boobu nga jox gouvernement bi information Chine yi nga noppi ci exige si loi yi la ne texte yi la ne kon ZTE dañuy tiit ne ñu ak Huawei surtout dañuy tiit ne mun nañ def ci appareil loo xam ne loo communiqué ñu daj dégg ko yóbbu communiqué ko yóbbu Chine loo waxee ñu dégg ko yóbbu Chine moo tax américains yi tiit Union européenne sax ñu commencé trembler mais dañ toll foo xam ne peut-être ils n'auront pas le choix ndax àdduna fu muy doxee ci alaakum takkaasubu la dañuy buuxante ci vitesse di xool ku gën a gaawalante ku gën a bari lante foofu la àdduna toll kon moo tax kon boo xoolee kon lii mooy enjeu bi mooy am na yenn gars yi ne lii moo tax États-Unis pour freiner Chine ni muy doxee ci li nga xam ne mooy 5G bi am nañu ne moo tax mu dugal fa corona am ñu wax loolu nag wala enla mais thèse boobu nag tax man góoma ko noonu mais am na thèse boobu sax bu nekk Chine si bopp moo def am biologie bi ñu doon manipuler ci wàllu laboratoire waan yi am yooyu moom mujjee rëcc si loxo yi ci échappé leen tay ñu ko mu créé épidémie mais am lu mën am daal version yi bari na 5G bu ñu toogoon di ko wax fu lay fanaan te da ngaa woo pël ci buurum soow te lii mooy lu ma jàng am na ñu naan télécommunication Dakar école institut supérieur télécom formation en la télécom wutu lay jàngee xale adresse IP autocom ak ay ñuy connecté benn fil LZ45 naan xale jàngu télécom de dañ bàyyi xale yuy nax xale télécom doo ko jàng te mënoo mat mënoo physique sama ji bi yaa ngi fay gis nga xale yi di fooye ubbi leen ko calcul mathématique yi ci nekk boo xamul mënoo télécom dañ bàyyi xale yi nax ci mbedd yi yëpp jàngi leen incha allah sax doo jàngi sa ba sa deux jours kon Ibrahima maa ngi jégalu mais li mooy 5G incha allah ci tënk